foog wàññi. baaxul sax waaye la yow. mais Macky Sall boo mais nit day mën waayam. non yow. man ko bàyyi sa affaire non il faut ñu bàyyi lenn nag ci réew mi. mooy bu dee nit kii mooy defar sa affaire. man nag nga koy jàppale bàyyi loolu. man nag yàlla daf maa dimbali. yàlla daf maa dimbali. waaw ba ñi may wax ñëpp kenn defalu ci sama affaire. waaw ñu may seetaan ci télé kenn defalu ci sama affaire. man damay seede rek dëgg kenn defalu ci sama affaire. wax fan la nekk wax fan la nekk c'est que aussi mënoo jël lépp ñu benn ci Macky Sall complètement ne c'est pas de sa faute comme ni ñu defaloon Abdou Diouf comme ni ñu defaloon Abdoulaye Wade oui ñi nekk ci ginnaawam ñoom ñoo bon moom nit ku baax la mais alors mais c'est lui qui dirige le pays moom la ñu jox ay responsabilité moom moo taxaw mu ne man Macky Sall président de la République man maa yor réew mi pour juróomi at nan laa war a def comment je dois organiser tout ça pourquoi est-ce que man dama war a bàyyi réew mi nii est-ce que dama war a jox ay ordre te kenn du ko exécuter est-ce que li ma wax li ma digalee def nañ ko wala defuñu ko moom moo am bëtam mais nit la xam nga bu baax li muy def bu ko deful nag moom kay il doit sévir non dafa non il doit sévir xam nga aussi nañ ñu waxal dëgg Macky Sall bu fekkee mënoonu leen dara aussi en tout cas nit ñi loolu lañ teg ba parce que Macky Sall joxe ay ordre il doit sévir mais pourquoi il le fait pas depuis 8 ans je sais pas mais il doit sévir depuis juróom-ñetti at doit le faire lan la dafa am lu ko gaay fu ko gaay jàpp fu ko gaay kepp ba mënoonu leen dara wala fu mu jaar ak ñoom c'est quoi le problème bi tam moom lañ jiital moom mooy décider mais s'il ne décide pas c'est parce que y a quelque chose am na lu xew dara xewul c'est-à-dire qu'il prend son temps dara xewul waaw Mass avant ñuy dem ci Issa Mass man vraiment Gaston nekk na koo xamante ne aussi benn affaire mi ngi ci moom il assume ses positions politiques loo ko mën a waxal fu mu nekk da koy assumer mais dafa am lu ma bëgg poser Gaston comme question maanaam moom nan lay xaar ban gain lay xaar ci relation bi mu am ak Macky Sall politique bi muy def envers le président Macky Sall lan la ciy xaar poste la ciy xaar lan la ciy xaar parce que gis nañ tout le temps Gaston moom nëbbul péetam ak président de la République ci lépp nag. mais Gaston est-ce que mais waaw non bàyyi ma yeggale nag quand même bàyyi ma yeggale nag bàyyi ma yeggale nag quand même waaw maanaam lan ngay xaar. waaw ban gain ngay xaar ci diggante ak président Macky Sall waaw. man déggoo ma ne la nekkuma ministre nekkuma député nekkuma directeur man sénégalais la buy xaar ci Sénégal yéene Sénégal jàmm bëgg Sénégal àgg foo xam ne fenn àggu fa man kenn gënumaa bëgg Sénégal. Macky Sall gënumaa bëgg Sénégal. mais tey moom la yàlla dogal moo nekk ci réew mi ca man mu doy na ma man di liggéeyal réew mi di ma kon mi ngi may liggéeyal. li may liggéeyal mënuma ko fay place bi mu nekk mënuma faa nekk pour liggéeyal réew mi moom jël na place boobu yàlla jox ko jaarale ko ci population yi mu jël koy liggéeyal réew mi jaaraamaa rek laa ko mën a wax ak di ko supporter di ko ñaanal di ko ànd ak moom itam di ko ci encourager. xaaroo ci dara xaaruma ci dara. boobu waaw man foofu laa bëggoon a taxaw. xaaruma ci dara xam naa wax bu yaatu la waaye am na lu muy wundu. ku xam Gaston xam ne yàgg naa xàllal yoon gars yi Gaston day bëgg a wéy ci gunge di xàllal yoon gars yi di dem du am lenn loo xamante ne moom lay représenté ci côté politique Issa wax na ko léegi côté élection locale yi ndax njortoo ëllëg doon maire gox maanaam béy sa waar ci gox bi nga ne. déedéet. xalaatuma sax chef de quartier. ah bon. bëgguma dara wax nga nag leneen loo xam ne moom lu leer la. yàgg naa xalal man danaa ànd ak nit sax ba mu falu ma ne ko au revoir jox ko loxo ne ko merci au revoir bonne chance yàlla na la yàlla jàppale waññee ko dem sama yoon. mais poste bi dina am lu mu def nag Gaston. loolu dafa yomb trop Gaston. loolu dafa yomb trop mais su la neexee poste bi. mais su la neexee. ah waaw poste bi yàlla dimbali na ma ba maa ngi liggéey di ci def. Gaston. mais ñàkkul opérateur économique bi nga nekk ça fait yaa ngi dox. mu ngi dox. mi ngi dox ah oui maa ngi sant yàlla. mu ngi dox mais gañewuma benn marché. ah ba ma ci amoon na ko su néew. maa ngi nii bëgg a fayu ñetti at. mais xam nga opérateur économique fii Sénégal mooy maanaam dañ lay faciliter il faut ñu lay faciliter say affaire. nangu nga loolu wala nangu ko. lan mooy faciliter. uy ma Gaston xam nga luy non opérateur économique xam nga xam nga gomis. dégg bu nu indi. du ma fi andi non mais attends il faut nga déglu ma il faut nga déglu ma. waaw dama ne. opérateur économique fii Sénégal. il faut que ñu faciliter la yenn yi. man nag yàlla def na facilité ma dara. kon daal yow dara. barke Serigne Bamba la facilité ma bon dara. lenn laa am. waaw léegi lenn laa am. waaw il faut ñu jàll léegi dañuy def benn affaire bu gaaw. kii ak Aliou Sow. waaw lu gàtt rek lu gaaw Aliou lu gaaw ñu ñëw ci kii doog a delluwaat ci Issa ñuy avancer parce que il faut que ñu avancer. xam nga lan laa doon wax mais loolu xaw ma nu ñu koy waxee ci olof mooy être masochiste. da ngay jàng masochiste xam nga mooy lan xaw ma lan la di. mooy di nangu ñu lay mettital. di nangu ñu lay mettital nga koy muñ
di sant toujours di sant nit ki lay méttital. loolu masochiste. non moom méttital ma xëy na ay nit moom ay méttital. non bàyyi ma yeggali moom méttital loolu. bàyyi ma yeggali. Gaston. waaw Gaston lan la Macky Sall defal yow. yàgg nga ma ko posé de. non li ma nag yow xool yow sa akulaay taala yow nee nga amal nañ la ma ay marché. waaw benn. te waxul amal nañ la marché ba léegi fay yaa ngi dégg Macky Sall day wax gars yi exécuté ñu exécuté. waaw yow nga kon ne di jàppale Macky Sall di ko bëgg. waaw te nga yow doon opérateur économique nga ne Macky Sall defaloo la dara. non à part mi ngi may defal li muy defal Sénégal lay defal yow. mi ngi liggéey réew mi yow Gaston am nga est-ce que Macky Sall mës na la jox ay marché ci réew mi. non mais Gaston yow la mooy sa problème. ba pare joxu ko ci làmb ji xaalis non ba pare làmb ji mu ko tuddee woon. damay laaj yow loolu jox ko ci dara. làmb ji mu ko tuddee woon nee na joxu ko xaalis. loolu aussi Gaston defal daa ko nag jox la xaalis ci làmb ji. mais yéen a bëgg xaalis. mais dafa ngi àddina xaalis la. man du ma bindul pour xaalis. mais ci la bokk mais Gaston opérateur économique ga. bàyyi sa li ngay wax Gaston yow li ngay wax dañuy tur la tam da ngaa jëm mais li ma leen wax. ku mu jël dara yow Macky Sall li ngay wax man mënu ma gëm loolu. nga ni non il faut ma dem vérifier. yow Gaston nga Macky Sall musu la jox xam nga journaliste investigation. yow Macky Sall musu la jox yow Macky Sall musu la jox marché yow depuis ñaata at yaa ngi nekk nangu xaw ma lan ndogal yàlla xaw ma lan ak yooyu. waaw nangu ndogalu yàlla rek. mais yow li ba yow ba léegi yow. nangu ndogalu yàlla. merci Aliou. yow nangu ndogalu yàlla. yow amul problème non amul problème man nangu ndogalu yàlla dem problème. Aliou merci Aliou. Aliou merci Pape. yéen a am problème yéen ñu yow yaa am problème yow mi ngi yéen ñu nangu ndogalu yàlla yéen a am problème. de toute façon ay nitam vas-y suñu honnêtoon ay nitam suñu doon nit ñu baax ay nitam duñu xaar sax Macky Sall di ma defal. d'accord parce que man li may liggéey ci réew mi xam nañ ko. d'accord li ma leen di jàppale xam nañ ko. d'accord saabu du fóot boppam. du ñu ay nitam damay bañ sax di ko wax. du ñu ay nitam s'il te plaît Aliou Sow du peut-être je te crois. du ñu ay nitam seen nitu bopp lañu. d'accord parce que kenn xamul leen woon du ñu woon dara ci dëkk bi Macky Sall leen fi teg kon dañoo war di respecter instruction dañoo war di respecter les populations. di déglu population yi di rendre compte le président. d'accord merci beaucoup Pape Aline merci beaucoup Aliou Sow. Pape Aline ji Modou bi tey waxtaan wi am na solo. la góor ga waxoon bàyyi leen jàmbat li tey jàngat. tubaar fa kàlla jàngat li am na solo jotaayu jàngat la. ñu bàyyi jàmbat li tey jàngat. tey jàngat. jotaay bi am na solo jotaayu jàngat la. dañu woon politique ñett éducation politique développement politique santé. donte mi ngi am ba tey waaye day ñett yoo xam ne bu suqalikoo ci am réew rek koom dina yokku wér gi dina naat ndaw yi ñooy yaakaaru réew dinañ leen jariñoo waaye mu ne it li bon am politique ñu dem ba di ko méngale ak am politique yi. réew mi nag toll na foo xam ni yenn saa yi politique bi dañ koy méngale ak am politique yi da ngay gis koo xam ni fa tubaar fa kàlla yàllaay sàkk njiit di nga am ndombo tànk ñu takkal la ko nga doon dara ci saase sa nguur jeex ku dul toppe kenn du la topp nga daal di ber sa parti wala da nga beru ci saase nga dégg monsieur le président ñaari nit wala ñetti nit dar la loolu kon dafa la jàngataat ci woy politique yi ni nuy tabbee njiit yi ñu xool leen ak it ñi nuy jiital ñuy doxal lan mooy seen jikko lan lañ jikko woo jamono di dox fa tubaar fa kàlla suñu métier mi noble lool internet information fiable vérité waaye internet dem ba doon nattu ci réew mi da ngay gis lu yàqu ci lay jaar te fa tubaar fa kàlla dañ ciy jëlee xam-xam dañu ci yar kon mu doon loo xamante ni it politique bi suñu ci bëggee jariñu nanu fexe ba defaraat jikko yi Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy Malick Dabakh baaxu wax a yartu borom 40 ans zéro faute ki xam ni fa tubaar fa kàlla li mu jàngale woon ba tey dañ ciy root di ci jële njariñ am na lu mu ñaaxoon woy politique yi keroog bi nga xamee ni doomu ndar bu mag ba muy Lamine Kouré Gueye jóge na fi yàlla na yàlla yokk leeram li nu war a jàng ci moom ak njabootam bu dee ndomba tànk bu dee daraja bu dee xam-xam loolu lépp daje woon na ci moom waaye bi jamonoy dox ak tey kan moo mës a dégg macha allah ñu ne waa kër Lamine Gueye ñooy yàq fii ñoo wanewu fii ñoo fees ci dara keroog bi mu dëddoo dafa ñëw ci ndombo tànk yi mu yoroon ñaaxaat woy politique yi delloo si leen ci jamono kon kaddu yooyu bande bi mi ngi fi ba tey ñu ngi ciy dolli suñu bopp di ci dolli suñuy mag suñuy ndijaay ak suñu baay yi nga xamante ni ñoo ne ci géew politique bi jërëjëf sama réalisateur bi nee na am nga mbubb foofu ci régie bu bees waaw xaw ma nag fu mbubb ma jógee waaye nee na am nga mbubb mu bees waaw alors tey man mën naa ci benn question rek ndax gis nañu fan yee ñu tàmbali ci fan yee ñu weesu ci ginnaaw gis nañu réew mi xaw a dugg ci guuta ba fukki ndaw ak ñett ñàkk ci seen bakken ñu gis également ministre de l'intérieur aussi génn am ay kaddu yu mu yëkkati ba tudd ci ñi nga xamante ne ñooy mbër yi ñu bëggoon xam sa xalaat foofu
non ministre de l'Intérieur tuddul mbëri ministre de la justice. ministre de la merci beaucoup. na mu tuddee mbëri sax. interprétation. la nit ñi def seen discours am. dana def mal interprété discours am. lu mu wax. dafa ni le président Macky Sall dégg na ci nee na dégg na leen. comprendre na leen te dana am yu mu soppi. mais nag yëpp yi li ko waral mooy que tëju bi nu tëju woon mais li ma wax tànk ci début tëju bi nu tëju woon. confinement bi moom metti woon. nit ñi liggéey ñu bëri am société yoo xam ne malgré li président Macky Sall ni kenn dàq kenn am nañu dàq. am ñu wàññi nit ñi 20 heures ñu tëj leen. ba 6 heures du matin amatuñu fu ñu liggéeyatuñu ñii amuñu dépense. ñi daan reere cere fonde gisatuñu fu ñu ko jëndee. mu ni gis ngeen même làmb ji dafa ni même làmb ji gis ngeen mbër yi entraîné tuñu ak écurie yi alors nit ñi interprété ni nee na mbër yi ñoo doon nervi yi mbër mësula nekk nervi xëy na nag ku rëy léegi ñu ni mbër mi ku nekk nervi ñu ni mbër mi nit ñi wax loolu am mbër yoo xam ne comprendre ñu ci télli rek xam nga mbër mu toog amoo combat gëj nga am combat mer ñu wax dara rek nga bëgg a défoulé wu ci kaw nit ñi am ñu défoulé wu mais ba mu leen recevoir yi toog wax ak ñoom man la jëkk a recevoir avant mi recevoir mbay toog expliqué ma ni man làmb rek am intéressé man tukulóor la ñun suñu dëkk dañuy làmb waxewu ma ko noonu lii laa wax ca man loolu laa dégg man ba léegi maa ngi enregistrement bi la mu wax France 24 oui ba léegi maa ngi enregistrement mu wax lu leer bi mbër yi demee it bu recevoir leen wax ak ñoom lu leer loolu war a nekk lu nu war a dépasser parce que même fekkoon ni moo ko wax kilifa ko wax sax weddi rek déjà ndam la te moom waxul loolu pan dégg maa ngi bande bi ba léegi su ma yëgoon indaale portable bi ma nekk. mais Gaston opérateur économique nga déjà. di am looy participer ci réew mi ndaxte wàllum làmb yi ngay tëgg bëri na ñoo xam ne ñoo ci nekk di ci bëre. ginnaaw li Fabel di wax sàng président de la République Macky Sall ne dégg naa leen. mais dégg naa leen gi ay emploi la diggee yoo xam ne 65000 boo boolee yëpp sax daanaka 85000 lay doon. ci ay emploi ak 450 milliards de francs CFA yoo xam ne jox na ko nee na dina ko génne en tout cas pour ndaw ñi mais diirub ñetti at lay doon est-ce que loolu jàpp nga ne réponse la woon boo xam ne war nañ ko mën a joxe ngir déjà ñoom ñu mën fee toogaat ci jàmm ba 2024. di lan ba 2024. toogaat ci réew nekk ci réew mi lépp di dox ba 2024. il faut ngeen xam aussi lu ngeen bëgg jeunes yi wax nit ñi wax nañu moom def na effort ni danaa génne 450 milliards pour 3 ans danaa ci génne temps fii ak quelque temps mais nan xaar loolu man kay fi may xalaatee bokkul ak ay 450 milliards yooyu yàlla na ko yàlla may mu ànd ak sagoom ak xel ma xam ni ka muy jël pour muy gérer 450 milliards ya nekk nit ku maandu nit ku bëgg réew mi nit koo xam ni vraiment ku taxaw pour bañ a yàq la ba jox ko nag nit rek mu def jënd oto takki jabar jënd kër loolu laa ci loolu bëri na coow ci der beeg yeneen non parce que looloo tax ma ni ki muy jox lii parce que comme coow am na fu ne te président ragal naa ni 450 milliards yi dana ko teg ci loxo yu wóor a wóor a wóor a wóor waaw mais Gaston mën naa ñeen ci nan yaakaar loolu rek tey ñaan yàlla loolu am mën naa la laaj ñaari laaj ci loolu ci lii tey jii yow mii est-ce que moom mu ngi falu 2012 ba léegi léegi yow pour yow est-ce que c'est pas trop tard mu xaar ba tey ñu waxaar waaw Gaston da nga may déggul nag waaw waxal dégg nga est-ce que maanaam c'est pas médecin après la mort non dégg nga beneen bi mooy est-ce que tey jii ak moom mii li mu duggal ci jeunesse bi ci emploi bi est-ce que warul auditer est-ce que warul demander maanaam ñu ñëwaat koppar googu yëpp ñu xam yooyu mu duggal pour jeunesse bi pour emploi yi pour mu laaj ku nekk ay explication loolu lépp mën naa nekk war na koo def mën naa nekk itam li ngeen wax parce que nit ay suggestion rek ci lay dund am nga droit wax sa li nga xalaat keneen am droit wax li mu xalaat moom am na droit déglu loolu exploité ko man du ma wax kenn su ma sañoon kenn du détourné su ma sañoon kenn du am situation bu lay yóbboo ci kaso wala bu lay yàqee su ma sañoon ñëpp dañuy jub ba kenn du dugg ci kaso bi wala yooyu mais nag loolu mënul nekk mais daal lii nga xam ne moom lu bees la kenn lekkagu ko xëy na yu yëkkee lekk nañ ko su leen audité xëy na ñu jàpp leen non pardon maa ngi mais lii nga xam ne génnagul kenn lekkagu ko
la ñuy ñaan yàlla kay ñu teg ko ci loxo yoo xam ni du ay loxoy lekkkat. am nga yaakaar ni kon amoon na ay lekkkat. nga ni kon amoon na ay lekkkat. mais lekkkat partout la am mais pas soo gisee ñuy wax ay détournement kaso bi di tax mu fees. ay waa ana lekkkat yëpp. lekkkat yéen jàppuñu leen lekkkat moom fépp la am. non jàppuñu leen de. waaw waxuñu leen dara de. non ay te ci lekkkat daal nguuru Macky waaw Sall. mais nan ñaan yàlla daal lu bees lii ak su toogee 9 ans yooyu yëpp même su fi dese woon 3 mois lii mu mébét ci 3 mois yi nan ñaan yàlla boog mu teg ko ci yoon. mais loolu ngeen bëgg ñu koy ñaan yàlla kay bu leen jéem a indi il faut pas être négatif dans la vie il faut être positif. mais tamit nag. mais ginnaaw coow li xew ci réew mi yëpp. xëy na discours bi xanaa war naa mën a changer ci mbirum 3e mandat fi nekk nii moom war na mën a nekk lu ñuy weesu. mais xam nga 3e mandat yéen rek koy discours ak bëgg wax ak bëgg coow bëgg waxi 3e mandat. man yow bi ma dugg see sama ab jàngkat laa la tegoon bu nu invité ci magal pour nga jàng dafa doon oustaz ma tegoon la oustaz bu nu invité pour nga jàng xam nga 3e mandat Gaston mën a tooñ journaliste non dafa mën a tooñ waaye léegi kon ku son 3 pièces sa jàngat non mais moom dafa nuru oustaz alhamdulilah bañ ma niroo léegi. waaw d'accord moo tax sant yàlla ak ñëw xam nga nit ñi dañuy tëb di wax rek ay 3e mandat bu ko léegi koo toog ci télévision rek yàkkamtoo lu ñu posé la ba ngay wax waxi 3e mandat mais Macky Sall ci moom mi ci boppam wote na fal nañ ko mi ngi déroulé mandat kenn du dégg mu tudd 3e mandat du ko tudd nit ñee wax rek du ko tudd parce que liggéey lañ ko sant mi ngi liggéey suñ demee ba mu jot su ko tuddee nit ñi xam nañ ciy wax mais moom tudd ko danaa ku dégg mu tudd ko tuddul 3e mandat nee na sax ñi muy liggéeyal bu leen fi wax waxi mandat liggéey laa leen sant liggéey leen. non nee na leen bu leen wax waxu mandat mais nee na leen dem leen ngeen manifesté wu dem ngeen def ay meeting dans le nord. dem leen ngeen def meeting fu leen neex. man loolu dama ko non déet non dama ne. nee na leen bu leen wax waxu mandat déet nee na leen bu leen wax waxu mandat. mais nee na leen dem leen ngeen manifesté wu ngeen def ay meeting ngeen wane seen bopp wane seen doole moom moo xam lan moo tax mu wax leen ko. non pardon xam nga foofu it Macky Sall léeg-léeg nit ñi koy waxal fa lu mu wax c'est que nit ñi waroon na liggéey avant ay avènement ay Ousmane Sonko ki ay sorties ak ay manifestations doo toog président Macky Sall fal la nga toog sa kër citoyen bu la woo doo ko wuyu liggéeyoo dara ci réew mi ba réew mi métti am ay méttitam ay manifestation am fi nga jóg jëm sa gox di def meeting. pour lan la loolu. ci sa xalaat non pardon il faut nga bàyyi moom ma wax. pour lan la il faut nga bàyyi nit ki mu wax. mënoo taxaw muy dagg moom sax menace da ngay teg da nga wax man lay tontu. ñooñu li ñu def man teguma ko du yoon te bu kenn ni Macky Sall santu leen ko. ñoom ñoo jóg di def ay seen affaire opportuniste pour dóor ko. ba xëy na. parce que suñu li ñuy def nii. suñu ko defoon depuis élection yi. waaw di dem chaque semaine seen dëkk di jege askan wi di waxtaan ak ñoom. problème yi doon. d'accord mais dañ leen di daw. waaw de pardon rek. tey danaa la ci citer ñaar. c'est pas parce que peut-être dama leen a jege mais jege wu ma leen sax parce que fa nu dëkk du ma fa sax dem ñaar laa ci gis ñoo xam ni daan nañu meeting ñett sax daan nañu meeting di dem di jege ji même suñu meeting yu di jege ji seen i population à tout moment. sans di dikk muy Doudou Ka Ziguinchor ca ma ca lëm ci seenu sax amagu ko ci. parce que dëkk non pardon muy Doudou Ka man sama xalaat bopp laa xëy na man ngeen a xalaat sax leneen. muy Ablaye Sow Kaffrine muy Matar Ba Fatick. ñi ci des ñëpp ñooñu dañ daan dem avant daree xew tey su leen neexee sax ñu dem mais ñi nga xam ne mësuñoo dem danoo fàtte woon seen waa dëkk di bëgg a nax président Macky Sall ci xel. nit ba lii am tey ñoom ñëpp ñu daw ku ci nekk di yóbbu ay centaine de millions di dem foofa moo tax ñi ci ëpp danoo dem ñu leen fay yuuxu. di yóbbu ay centaine de millions. waaw fu ñu ko jëlee. mais ñoo xam. kon li ñuy wax ni. waaw ñoo xam kon xam nga bu ñuy wax. transparence non déggoo li ma wax. ñoo xam yooyu kay man gis nga man kuy dénoncer luy defaral Macky Sall d'accord naa ci. parce que nit rek la mënu la gis lépp mënu la xam lépp te it nit ku am na loo xam ne soo koy def di lor askan wi ci weeru ngay mujj. d'accord waaw Ablaye man daa am fu ma bëggoon ñu taxaw seetlu. mooy la situation sociale du pays. ni ko njiit réew mi wax woon ci jamono mbas mi l'heure est grave. réew mi gën naa jàmp gën naa jafe ndax ndaw ñu bari amatuñu xëy
loolu moo waral sax fan yi yëngu-yëngu yi fi amoon ci weeru mars bi weesu xëy na mbirum Sonko la waaye gaz la gu doon saxaar Sonko moo yoroon brin almet bi ko taal lu wundu loolu bokk na ci ndaw ñi seen boolu mu ñu kaay a fees ndax gis nga li géej gi lor ren bari na ñi faatu ci yoonu barsaq lim nga takku na ñu gis ci ay wax yu waroo yoo xamante ne bawoo na ci coowal Union européenne koppar yu mu ne moom la baaxee Sénégal ngir ñu mun a jàppale ndaw ñi ci wàllum xëy Boubacar Seye Horizon Sans Frontières wax ci ba loolee sax taxoon mu yóbbu loolee yu doonoon li ko yóbbu woon Ndungu Siin yàggul itamit njiitu réew mi jot na cee leeral xam le ne njuumte la woon ci Boubacar Seye wëlbatiku ne juumul fa mu tegoon tànkam fa la ko teg ndax ndaw ñi koppar yan leen xaymawloon ci wàllu Union européenne moom la Sénégal jotul ngir mun koo jëfandikoo kaddu yu waroo yooyu Gaston Mbengue ban jàngat ak taxaw seetlu nga ci am. mais amu benn jàngat bu ma ciy def. que li président Macky Sall wax laa gëm. gëwuma li Boubacar Seye wax. Boubacar Seye dafa wax lu ko neex. la preuve bi mu nekkee ci kaso bi. bi mu nekkee ci kaso bi nee na avocat Macky Sall taxul may wax. mais Boubacar mais taxaw ñëw xam nga jaay activiste ku mu neex nga def ko. mais man li président Macky Sall wax laa gëm. mais mooy li bu wax que benn li Boubacar Seye wax du dëgg. d'accord du dëgg. d'accord pour quelle raison ngeen bëgg a dëgg et puis Sénégal dafa am lu fi xew. soo jógee ci parti au pouvoir. Charles ñeneen invité yi nañ ma jege non di nga àggale Charles laay waxaat rek yeneen invité yi nañ ma jege nii. soo jógee ci parti au pouvoir. ñëw ci opposition. ñu tertu la en héros. télévision boo dem héros lañ lay tertu parce que li ngay wax dañ koy yàkkamti ndax da ngay nekk yàqkat soo dee ancien saagakat di saaga ci réseaux sociaux yi ñu invité la ci télévision yi nga nekk héros suñ la dàqee ci sa place nga dem jógee ci pouvoir def opposition ñu tertu la en héros soo jógee opposition dem ci pouvoir ñu ne da ngaa bon da ngaa trahir. mais pourtant yow mi yaa ngi nii. waaw yaa ngi ci pouvoir nitu Macky Sall nga ñu ngi lay invité yow tam yaa ngi nekk ci plateau yi di wax. sa xalaat ñëpp teg la héros yow tamit. mais déedéet man héros maa ko teg non man Gaston. ñooñu ñu leen non man sama héros maa ko def sama bopp. ñoom tam seen héros ñoo ko def non ñooñu. day fekk ñoo xam ni. kenn xamul non pardon ñooñu kenn xamul. suñu leen xamee politique. ok dernière question man sama liggéey sama ni ma mel maa ko melal sama bopp man kenn invité te it doo dégg. du ma tudd opposant xas ko sama yoon nekku ci ñoom. sama Macky Sall nag lay supporter moom lay tudd. merci beaucoup mais du ma tudd opposant parce que sénégalais la comme ñun di mbokk ëllëg ak si biir suñuy doomu opposant ak sama doom mën nañoo sëy. merci Fabel nangul nañ la ko depuis sànq dañ la dégg ngay wax ni président Macky Sall mënul xam lépp mais est-ce que tamit nangu na déglu ñi koy wax dëgg parce que gis nañ ne bu ko nit xalamalee ne ko di nga am 3e mandat wala mën ngaa toogaat mu bàyyi la nga toog ci nguur gi bu keneen génnee ne mënu fee am 3e mandat mu dàq la est-ce que may na nit ñi opportunité bu ñu waxee ak moom. ci li xew ci dëkk non pardon. ku koy xalamal di ko wax mën nga am 3e mandat man gëwuma loolu même ku koy def itam loolu problème Macky Sall parce que président problème Macky Sall problème am du affaire 3e mandat moom waxagu ci ku taxaw nag di problème mu 3e mandat moom du problème mu Macky Sall mais problème mu Sénégalais yi d'accord ku toog nag di wax waxi 3e mandat ca bokk ci moom ca mu ni leen woon lii bugguma dégg ngeen wax ci liggéey leen leen sant nga def indiscipline de parti taxaw di wax dem ci télévision bi ne suñu la toogee ngay wax waxi 3e mandat te mu traité la ko ni dañ liggéey li nu réew mi dénk. mu dàq la liggéeyoo mais soo amee soo indiscipliné kay mu dàq. ñeneen mën na koo am na leen sanctionné. avec toute raison. waaw Pape Maguette maa ngi ñëw Issa. dernière question Issa maa ngi ñëw ci yow ci li Ablaye Bob doon wax sànq man foofu lay taxaw concernant li Boubacar Seye wax bon Boubacar Seye ànd ak moom wala ànd ak Macky Sall je crois que man personnellement la wax de xaw ma kan mais ñaar yëpp a yem ci man personnellement parce que kenn jariñu ma ci dara directement c'est vrai Macky Sall moom c'est le président de tous les Sénégalais ku ne am nga ci moom wàll mais même bi premier ministre bi ñëwee ñuy laaj question bi moom posé wuñu ko moom mais premier ministre bu Espagne lañ ko doon posé mais moom moo intervenir këf tontu question bi wax li muy wax moom nag waxul lu méchant ci Boubacar Seye dañuy c'est une affabulation wax li muy wax ak ni mu ko waxee c'est vrai avec beaucoup d'élégance mais nag quand même na ne peut-être il s'est trompé même de bonne foi waaye ki nga xam ne nii moom mooy président de commission bu Union européenne moom moo wax carrément daal ne li nga xamante ne ñi koy investir ci wàllu immigration clandestine pour contre que depuis
2005 ba tey crise 2005 bi c'est l'ordre de plus de 200 milliards. loolu moo ko wax. léegi nag li am solo mooy xam nga lii mag ñiy faral di lépp naan dëgg lu ëpp fooy la parce que ñun mënuñu am président boo xamante ne mais président commission union européenne lan la ñu mën a taxawee wax la ñuy wax ne ñoom def nañ plus de 200 milliards depuis crise 2005 bi ba léegi Macky Sall son excellence Macky Sall tout le respect que je lui dois taxaw daal ne loolu amul ba pare ñu wax li ñu kii Boubacar Seye mais Boubacar Seye aussi bi mu waxee am na ñoo xam ne daloon nañ ci kawam mais bi mu génnee ba ñu seeti ko dem def ñoom itam seen i investigation yooyu ñu wax daal ne attention Boubacar li mu wax c'est vérifiable foofu nag la problème bi nekk bon man je n'ai rien contre ay président ak yooyu et que mais nag dëgg daal en tout cas fooye ko nit ñi dañu soxla di lu transparence bi nga doon wax ko fii la amee solo wala leen après dinañ def débat bu neex boo xam ne dama koy def li ñuy wax yéen a ngi fàttali ko jalbu jalaanoo nga xam ne yëpp ay jalbu jalaanoo moom la ñuy def bu Ablaye boobu defee li mu soxla ba pare dañuy def ak Gaston jalbu jalaanoo lu waay xalaat ci question amatul range muy làmb ak politique na ñëw ci kawam ñu def jalbu jalaanoo aywa Issa xoolal mi may rek voilà mbiri Ousmane Sonko dañ ko gisoon déjà mu ci ñu ci doon addu gis nañ ne sax déjà yëngal na réewum Sénégal am na ñu ci ñàkk seen bakkan sàng rek ñu ngi ko doon fàttali loolu yëpp tey ba léegi mbel na ni mbir yi xaw na sedd déggaataguñ ci dara est-ce que tey way politique bi nga doon da ngay sàkku ñu amal un procès pour que situer les responsabilités rawatina itam ci ñàkk seen bakkan ak liñ ci jote yàqu ci réew mi procès dafa war a am ne serait-ce que pour Ousmane Sonko laver deram parce que nag Adji Sarr bi ñuy wax doomu jaamur la aussi man su fekkee ni moo tooñ dafa war a subir su fekkee ni tooñul dëgg dafa war a feeñ c'est pas parce que Ousmane Sonko ko def que dañ ko parce que génn ay nit génn nañ fi ca jamono jooju Ousmane Sonko génnewu leen jamono jooju dafa tombeek benn situation ci réew mi tey su wootee waatoon kenn du génn. ah bon oui je suis sûr booba nit ñi sonn nañu xiif nañu. dëgg nañ leen ak li jot a xew yëpp non non sama xalaat laay wax. non ba léegi boobu ak léegi dara changé wu. waaw non sama xalaat laay wax. non da nga ne boobu nit ñi sonn non dama ni. non da nga ne boobu nit ñi sonn. waaw dama ni nit ñi sonn coono gi may wax mooy tëju bi metti woon na. loolu laa wax. tey jii suñu woote waatoon Cheikh Béthio Thioune sama sëriñ ba yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana moo ëpp Ousmane Sonko punch ëpp koy militant taalibeem yi xajuñu sax ci Ousmane Sonko. ban ko fi tuumaalee ban koy jëli. kenn 700 000 personnes ont voté pour Ousmane Sonko quand même. non 700 000 Sénégalais. cotisation voté nañu Ousmane Sonko cotisation. ah danoo cotiser. cotisation. non non 700 000 d'accord ba tey benn la dañu voté pour non pardon. nan la 6 mois avant ci législative tuutee ko woteel mu demee Forest. tey bi ñëpp non pardon rek. non mais tamit da nga koy nangul la. nangu naa ko nangu naa ko. nangu naa ko. am na ñëpp mere ñu dajaloo cotiser. am na 700 personnes. nekk na non 700 000 d'accord 700 000. yaa ngi tilimal jël jaabura. non non tilimal moom. non non parce que boo dee bu ñu dajalee lu muy jal bi jalaan tax bu nu jaxase. tey Serigne Cheikh Béthio moo ëppoon ñooñu ñëpp ay tur mais ba nit ñëpp nekkee noonu ba ko woowee dafa wuy tey ndax danoo war a seddal affaire bi kooku arrangé wul sax Ousmane Sonko. bu fekkee ne li muy wax dëgg la ci moom parce que tey moom lañu tuumaal lu la yow tuumaal lu ma man ba muy dem ca salon bay marché wu jiit moo yóbbu boppam àndul la garde corps moo dawalal boppam ba ca salon ba ku ndigam di metti doo mën a dawal oto la mu seq am na ci droit xamul non non d'accord am na ci droit mais dama ni am na ci droit non dama ni am na ci droit am na ci droit mais la ko fa fekk ba ndaw sa jiiñ ko kooku ñoom ñaar rek a xam ak yàlla man de su ma sañoon loolu ñu koy tuumaal du am mais nag man su ma sañoon laa wax mais kenn xamul yàlla rek a xam moo tax loolu dañ ko war a seetaat ko wóolu justice bi mu dox loolu suñ ko seetalee ñu xam ne set na wecc suñ ko seetalul loolu da koy garder dans son esprit dans son cœur de tout le temps te mën na ko yàqal lu bari. mais par rapport ak li ci xew yëpp nit ñi doon manifester génn di kaas wàllum justice ak leneen démocratie drapeau Sénégal foo tourné moom nga doon gis. ngeen bëgg ko minimiser ne bu doon tey la du demee loolu mu am situation bi mu amee mënoon na am xam nga fii. keroog ba ñuy jàpp Karim Wade. boobu situation yi mu nekkul ci woon dañ ni woon am na sax ay sëriñ. ñu ni woon Karim Wade su demee ñun ñëppay dem. ba mu demee kenn demul. Khalifa Sall am na ñu kilifa yoo xam dañoo taxawoon suñ ko tëjee ñu dañuy tëjaloo. ba mu demee kenn demul. waaye mën nañoo bañ a nekk benn. non dama ni situation bi rek la. situation bi ni mu demee woon la fekk ñu nekk ci confinement
yëpp nit ñi ñoo bokkul woon. non nit ñi sonn et tout ça. mais Sénégal ku leen jaral. ñuy rey ay 14 personnes mais Macky Sall sax jaru ko wax dëgg Ousmane Sonko kenn da koo jar. situation bu taxaw la mu dikkee noonu. léegi nag 14 personnes yooyu ci dee. aussi du nii la noonu. il faut procès bi il faut mu leer nañ. kenn mënu koo bàyyi. naa fekk rek ay wax ñu bàyyi. mais est-ce que du doon naa fekk rek. est-ce que du doon pataas bu tàng ci nguur gi. non luñ ci góobee gar ko. est-ce que Ousmane Sonko mun nga considérer yow Gaston Mbengue que mooy le chef de l'opposition aujourd'hui. mais su ko neexee. non su ko neexee chef de non attends yow la nga si xalaat. waa opposition soo leen ko laajee ñun leen du chef de l'opposition. non yow Gaston Mbengue non man considéré man dugguma ci affaire opposition kuy seen chef nan wut seen chef bu leen neex. parce que tey ñi toppoon déglu Ousmane Sonko waa opposition bi doon dem këram suñu say nañu tëj ko. waa opposition yi demoon. doon solidarité li nga wax am na di solidarité yi suñu sayoon ñu tëj ko. dañ fa doon dem di jouer. ay joueurs la ñu ñoom ñëpp dëgg la gëmuñu seen bopp. waaye ba tey tontu mais Aliou lii Gaston wax aussi. ne procès il faut mu am. d'accord man dama gëm ne et dama jàpp ne procès dafa war a am. waaw man tamit loolu laa jàpp man tamit loolu laa jàpp. parce que soit on est dans un état kuy wax yi warul am rek naa fekk. soit xoolal ñaar mooy mën a am soit on est dans un état de droit. wala nekkul ci état de droit. dëgg la de justice dafa war a am. d'accord man dama njott ne peut-être bu amee. ak ñoom li ñuy wax yëpp man jàpp naa ne Sonko donc moom il s'est bien préparé pour bien se défendre bu demee ci kanamu yoon mais quand même procès moom lu war a am la parce que Gaston wax na ko c'est-à-dire dafa bëgg jiite Sénégal ëllëg mais procès bu amul loolu day nekk loo xam ne nii tas dañ ci moom la loolu moo tax ma laaj ko mais am bi muy am aussi nekkul ça ne veut pas dire que bu ñëwee procès dañ koy tëj wala dañ koy nangam mën na défendre génn ci mais loolu moo tax sax ma laaj ko ndax justice bi nga xam ne moo tëjoon Karim Wade ban justice la war a jàkkaar loolu aussi parce que dégg nañ ko déjà coowal justice loo xam ne bari woon na ci réewum Sénégal ñu dossier bi sax dem bañ mujjee di ko paasante ci seen biir ak yoon ak li ci Ousmane Sonko wax yëpp finalement xam nga nag loolu aussi ñu ne ko demal nga jàkkaarloo ji justice ban justice la war a jàkkaar loolu benn justice la am ci réew mi benn justice moo fi am dañuy mën a gëm suñu bopp gëm justice bi fi am amul ku ma am ndey ku ma amul ndey non amul loolu man gisuma loolu c'est que nag ku tooñ rek wala ku yaakaar ne da ngaa tooñ yaay fi indi ku ma am ndey ku ma amul ndey mais ku nekk ci dëgg man mii tey ku ma woo ma wuy ji la jusque procureur bu ma woo ma wuy ji la parce que xam naa ni defuma lu may defee dara si tu es quitte avec ta conscience pourquoi dire wax ku ma am ndey ku ma amul ndey en fait d'accord mais ci benn laaj parce que dañu dégg président de la République Sénégal moom wax mu ne am na dossier yoo xamante ne bu naree taal réew mi moom il préfère sax teg ci loxoom moo gën muy jur jiya mais bu ñu demee ba ma yeggale bu ñu demee ba tey jii ñaata bakkan ñoo faatu ci dossier Ousmane Sonko bii d'accord kilifa diine yi jug wax d'accord président bi li mu wax noonu waaw su dee dossier état boo xam ne moom dossier am la wala luy nekk ci état mën na cee teg loxoom pour fay mais dossier bu ñuy jiñante ay viol yow sa rakk tey wala sa doom suñ ñëwoon tey nga bett ko mu ñëw ni dañ maa violé da nga wëri ko violé ci soxna gisee da nga koy rey d'accord mais d'accord sa doom su ñëwoon ni diw da ko jiiñ rek la même voilà ba léegi jiiñ rek d'accord boo tax li muy jiiñ rek voilà ba léegi jëriñ lu woon jiiñ jàpp ñu ko la main dans le sac mais bu kilifa diine yi waxee kilifa diine yi bu ñu waxee pour dëkk bi dal est-ce que jarul woon loolu ñu non kilifa diine yi lañu dalal dëkk bi xam nga toujours ñu tuumaal ñu waxal kilifa diine yi lu ñu wax il faut pas ñuy def ay interprétation kilifa diine yi dañoo wut dal muy sëñ Mountakha muy sëñ Mbaye Sy Mansour muy ñëpp dal la ñuy wut moom la ñu mas a wut loolooy seen rôle aussi mais mosoo dégg ñu ci wax ji yëpp ñu ni affaire viol ba nan ko bàyyi mosoo dégg ñu wax nan dal nag danañu ñaan président yi nan dal ci dal la ñuy ñaan pour réew mi mais ñaanuñu dal nan bàyyi viol bi parce que viol bi doomu jaamur la ñooñu li ñuy ñaan Aïcha may leen ma tuuti Aliou ñu ngi ñëw non waxtaan bi dina neex de Aliou yéen ñëpp di ngeen jël seen temps ñu waxtaan